Assalamualaikum waa Sénégal waa diaspora bi ñu ngi leen di siyaar bu baax mais dama bëggoon ñëw rek am lu ma leeral quoi parce que dernière vidéo bi ma defoon nii dama gis ñu ma ci contacter di ma expliquer yoo xamante ni dafa mel ni ñun aussi duñu ay sénégalais quoi. Puis des fois je me pose la question ñun fan lañu bokk aussi quoi. Si on est sénégalais aussi on a le droit aussi di alerter suñu peuple di alerter suñu ñi nga xamante ni ñoo nekk suñuy njiit aussi quoi. Parce que démocratie bi ñu bëgg a expliquer man xawma ko lan mooy démocratie quoi. Bu fekkee nit mën na dëkk ci dëkk ba pare gis lu ko metti am possibilité mën a wax te wax bi aussi du nekk intérêt général lay nekk mais loolu pour man gisuma ci problème quoi. Donc sénégalais yi aussi ñu bàyyi naxante bi nga xamante ni moom la ñuy def nit. Parce que le cas de Macky aussi dafa nekk cas bu nga xamante ni du cas bu yàgg boo xam nit ñi moo dañ ci mën a toog di poser wu la question. Man li mu mën a accepter aussi sax le président Senghor accepter ko le président Diouf Wade mais mënuma ko accepter Macky parce que moom chance bi mu am aussi dafa fekk ñooñu ñëpp ku ci nekk liggéey ba mu egg si moom temps bi nga xamante ni sax ñooñu amuñu ko woon di xam le Sénégal moom daf ko xam dafa am temps boobu dox dem Macky fu nekk dem na fa xam na tawatu Sénégal yi bien avant que muy arrivé au pouvoir. Donc moom bi nga xamante ni par exemple moom xam na loolu même mbënd mi rek je me rappelle bi mu fay ñëw na ci mbënd bi fekk fa gis nit ñi di leen expliquer man bu ma toogee lii du fi am lii kenn waxu la bi nga toogee gis ni peut-être que xëy na am na ab problème wala yu mel noonu mais affronter le peuple bi wax ak ñoom yow tu es jeune mais nga waxtaan ak ñoom di woo jeunes yi ubbi leen ñu xam parce que yow yaa am yow la ñu jox seen carte. Donc yaa leen war a garantir loo xamante ni c'est avenir sax nit moom yàlla moo koy garantir mais yow yaa nekk au tête xam nga gars yi am ci yow yaakaar nga wan Sénégalais yi benn yar wan leen lépp ñu ni grawul kii war na mën a gérer dëkk bi mais da nga ñëw ba ci biir nag toog di gëmloo Sénégalais yi di napp Sénégalais yi mais yow li ñu gënoon a ragal muy prison sax yow Macky da nga dem ba soofal ko donc benn Sénégalais ragalatul prison parce que dugal nga fa ku nekk. Mais loolu bu fekkee da nga bëgg defar réew du noonu la ñuy defaree réew et puis yow nga judd ci pauvreté yow nga judd yoru leen dara nga yàlla dimbali la yow 2000 rek fekk na la yow président Macky Sall nga demandé green card ba sa jabar nekkoon fa Abdoulaye Wade toog au pouvoir ci nga mën a ci la retourné waat donc yow kon xam nga lan moo tax jeunes yi di fa ñafe seen laay pour génn mais loolu mënoo ko xam ba pare nekk au pouvoir mais au moins del wax ak nit ñi di communiquer ak nit ñi mais du da ngay xool nit ñi di nappaatee wala mais yow xam nga ne ragaluñ la peut-être que ñun ñoo la jox moyens yi ngay utiliser actuellement di toroxal nit ñi mais ñun ñoo la ko jox monsieur le président mais pourquoi doo wax ak ñun mais waxal ak jeunesse bi toog di waxtaan ak nit ñi ubbi au moins ay sites yoo xamante ni Sénégal bu am lu ko metti mu expliquer ko yow xam nga ne Sénégal lu ñu doon wax dëkku teranga Sénégal lii da nga daan toog da ngay xiif dugg kër gu la neex mais loolu amati na ku amul loo lekk mën nga jox keneen mu lekk mais da nga ñëw si yow Macky je barke Rasulullah yàq Sénégal ba mu yàqu yaa maa ngi lay dégg nag ngay expliquer naan ay premier tour ak nanga yow leer na si yaa ëpp renseignement généraux ci président bu fi nekk. yow leer na ne yow premier tour sax doo bokk ci ñu ciy bokk xam nga lu mu la wax nii donc yi ngay expliquer nga war a bàyyi Sénégal boo demee ba gérer ko xam ni mënoo dem taxawal mais di tëj nit ñi di gauche à droite te gis nga li ma la mën a expliquer mooy yow le lendemain élection yi président ngay mën a xam déception bi ngay am sax doo ko mën xam parce que bu yow yaa ngi jàpp di tëj rek pour yow ñi ngay tëj nii ñoom ñooy toog di la mais yow ki lay jëlee foofu sax doo ko xam parce que boo ko xamoon dugal ko ci biir donc nag ñun nekkuñu fi naan dañ la contre wala dara parce que nit mënoo la fal ba pare di la contre mais ñun sa doxalin bi ngay doxalee nii jël français teg leen lu nekk mais sëñ bi nañ waxtaan entreprise sénégalaise yi fa nekk yépp di am ay problème yow nga ni da nga bëgg Sénégal bu développé wu amul ci monde bi fooy dem te fekk fa ay cadre sénégalais yu fa nekk. Mais moi je préfère sax nga jël africain yi que nga bëgg jël tubaab bi jiital leen et puis bu ñu waxee ñu ne africain yi mënuñu gérer mënuñu te yéen ñu jox leen pour ngeen gérer mais suñu ñàkk gérer kon yéen la mais yow nga génn gis maanaam par exemple suñu wanee sa doom muy takk ay montre 10 000 euros
ah yow nga nekk tout boo génnee Dakar dem Pikine dem Guédiawaye xoolal foofu ñooñu li ñuy dund ngay toog naan ay Pikine voté luñ ma Guédiawaye voté luñ ma mais ñooñu duñ la votel te balaa nga koy xam élection présidentielle yi ngay comprendre yow ci boobu ngay mun comprendre xam ni yow Sénégal ñoo la faloon mais falatuñ la boo fa koo fa mënoon a wàcc boo fa wàcce woon américain yi sax du tax yow Sénégal yow da ngay tëb mais loolu mooy yëf nit nga dem ba mënatoo nga ni damay arrêté mais mënoo par exemple yow tey ji par exemple ku wax ci Macky Sall léegi li nga créé sax mu gën a metti mooy affaire religion yi tarixa bii tarixa bële tarixa bii tarixa bële te yooyu amuloon Sénégal tukulóor pël séeréer ñoo bokk ndey ak baay kal ñoo fa nekk mais léegi yaa ngi jéem a créé ci biir ay affaire de tukulóor mais yooyu baaxul da ngay indi problème ci dëkk bi bu dee ci religion tukulóor mu ngi nekk murit séeréer mu ngi nekk murit boo demee Tivaouane la même chose Thiénaba même chose parce que mag ñu baax ñu nekk Sénégal liggéey ko barke Rasulullah mënoo ko yàq parce que xoolal Sénégal côté boo ci dem am na mag mu baax mu fa nekk boo xamante ni liggéey na fa loo xamante ni yàlla dina ko rus donc yii di am Sénégal yëpp aussi parce que ci yow la yàlla jox réew mi waaw yow si sa doxalin rek la Sénégal di demee wala mu am nu mu demee yi ngay gis ni Sénégal par exemple maa ngi koy doon wax ba passé ñu koy gisee neneen mais lii dañ ko musul xam Sénégal mënoo tey Dakar Sandaga bi ñu fay nekk ay xale ba léegi ñuy soog a gis muy tàkk parku Lambaye xoolal la même chose Thiaroye la même chose nga dem Mbour Kaolack amul région bu fu dul tàkk mais loolu nag ñun ay nit lañu dëkk ci dëkk bi gis lu ñu jaaxal mais loolu dañ la koy laaj dëkk bi ni muy tàkkee waa di tàkk nit ñi di dee comme ay xar mais bu fekkee sacrifice la aussi tamit nga dimbali ñu ci mais nit ñi mënuñ tamit aussi yow amoo yoroo ba pare ñu lay boole nag di la bogo nii di la jël en gros yi Sénégal léegi da nga léegi sax déggatoo mënutoo dégg ñu ni comme ni ñu doon defee naan diw moor kii denn maire Assou Ndiaye wala maire Fatou Ndiaye ci âge nang mais amatul léegi ay booy yu ndaw ay 5-7 personnes ñu lay jëlandoo waaw te ay chiffres yoo xamante ni chiffres yu xaw a doy waar ci yéen la quoi yooyu la ñuy jël ay 6 ay 12 ak façon yooyu mais xam nga yooyu tamit aussi dafay dem ba nit ñi tamit dafatuñu xam nañ yu bari yoo xamante ni duñ ko mën a wax parce que tamit day graaw mais yaa ngi ci mën dimbali quoi président yërëmal Sénégalais yi Sénégal population bu ndaw la boo xamante ni 12 millions yi quelque bu 2 millions yi dem na mu des ay boo xoolee pratiquement 5 yi 4 yi ñu ngi ci diaspora bi kon donc lu fa des dafa bari. léegi nag bu ñu ci bëggee boole ña fa nekk nag ak seen souffrance ñu leen ciy boole di leen sacrifier day grave loolu sa renseignement généraux yi ñu ngi fu nekk xam nañ lépp mais ñoom buñ yow da ngay adapté yow sa temps c'est bien déterminé buñ fi nekkee tamit yow luñ fi mën a def da ngay dem ñu toog di ko defal keneen ñoom ay sénégalais lañu dañu war a xam ne ay sénégalais lañu du c'est pas parce que yow tu es au pouvoir di leen wax ñuy def lu leen neex yooyu du yoon yow xale nga. Président tu es né après l'indépendance war nga mën a génn xoolal ay genre président américain boobu bëgguma wax sax turam nekk jeune da daan génn di footing di wane ay affaire mais yow pour nga am benn relation ak jeunesse bi sax dafay métti doo génn boo génne yaa ngi mer di ñàngal te yow ñàngal yooyu xam nga ni Sénégal yooyu safu leen Sénégal jàmm la xam ngay kaf ak moom di foo di ree war nga mën a génn di wax ak Sénégalais yi di organiser ay jeunes ay rencontres yoo xamante ni ak jeunes yi da ngeen di mën di toog di waxtaan ñu ku ci nekk di joxe say idée mais yow loolu la mais ñëw rek toog bu ñu la wanee nga ñàngal woon Sénégalais yi benn mel ni mais yow la xam nga ne ragaluñ la Sénégalais yi ragaluñ la te gis nga bu fekkee ñëpp dañu toog aussi naan nañu ku wax ñu def la nangam ñun dañuy sacrifier suñu bopp ndax ñeneen ñi nekk suñu ginnaaw au moins mën a dund nicement comprendre nga lu ma la wax ni ay 100 millions de personnes bu fekkee ñëpp dañu toog rek ñu leen di noot du noonu dañuy expliquer nag bu ñu expliquer tey ji par exemple boo ñu jàppee tëj ñu dóor ñu du tey aussi di nga dem ba comprendre parce que même benn message bu jàllee sax mën na yee ay millions yu doon nelaw quoi waaw ba nga ñu xam ni maanaam dëkk dañ ci boo ko bëggee daf la koy jaral te ñun aussi Sénégal daf ñu ko jaral pas ñun suñu bopp parce que ñun ñu ngi sant yàlla au moins ñu ngi mos dara
kon kaasu luñ suñu bopp quoi mais dafa am ay millions yu toog yoo xamante ne ñu ngi nelaw xamuñu fu ñu jëm Sénégal ngay xool koo xam boo ko fi bàyyee boo demee ñëw fekk mu màgget trop te lan moo ko teg mooy seen yéen ko teg waaw ba pare yow fu ñu la fekk mooy loolu yaa ngi dund nice ku la xool xam ne yaa ngi nice sa famille mu ngi nice ay boy yi di takk ay montre xam nga ñu leen di wane ñuy téye mooni boo xamante ne doy na waar mooni boo xamee yow sa papa avant kii 2000 yorul ñaar dërëm léegi mu war a toog di ko fooyee comme ça mais yooyu du yoon dëkk boo ko yor danga ko yor teg ko ci yoon yow mi nekk ci kaw boo demee ci discothèque yi ni nga fay duggee di fa toog di paate loolu yeneen booy noonu lañ ko bëggee mais da nga leen koy may Sénégal jafewul quoi pour ñu job ko su fekkee bëgg nga ko liggéey mais daf lay jaral yow ni nga ñafe sa bopp yow sa life mais bu fekkee da ngay toog bëgg a sauvegarder sa pouvoir bu lu la tubaab yi wax nga def ko mais ñun du ñu dem fenn te dañ bugg dem nag te doo ñu tëj dañuy dem yow lañ fi dañ lay dégager ba pare teg koo xamante ne xoolal sénégalais ñoo ko fiy teg yi ñuy wax naan kuñ fi teg même chose du demee noonu dañuy toll foo xamante ne da ngay xool un vrai sénégalais bu toog bëgg dëkkam jaral ko mu sacrifier boppam waaw di ko ñàkkanteeg tubaab bi ñàkk nekk ci ngor sax moo gën ba pare nii ñuy demee nii ñu ñuy noot ci nootu diplomatie yooyu xam nañ lépp tubaab bi sax buy dugg ci dëkk bi dañ koy teral ñun bu ñuy dugg seen dëkk ñu ñuy sonal suñu dëkk rek bu ñu fay génn da ngay xool li ñuy tagalee jaaral fii yooyu la ñu war a teggi yéen a war a taxaw fu ñu war a jooy ngeen ñëw taxaw mais yow imagine toi bu ñu nee benn détail bu ndaw am na Sénégal nga dépêché armée bi ñu dem jaxase foofu mais lu tax mënoo ko def xoolal désordre bi nekk Sénégal nga waroon teg ñëpp ci yoon mais yéen bu nit ñi yeewoo da du arrangé wu leen foofu nit ñi di nelaw ngeen mën a jaar seen kaw mais boo bëggee yee nit ñi xam nga nooy def am na décision yoo xamante ni yow le président yaa waroon di génn di wax ak population sénégalaise bi di leen wax nii ak nii mais doo toog fi nga toog di lekk muy neex di jël avion yi plein yi di naaw xam nga di dund mais ñun dañu bëgg dund comme yow ñëw li fi teg mais gis nga 2019 bi boo nga préparé say bagage dañ lay dégager foofu teg fa ku nga xamante ni nangu na liggéeyal si Jolof maan yi lu leer laa la wax yow 2019 da ngay tëb mais boo nga préparé wu tëb ngay def waaw bu ko defee biir bi rees bu ñu sonal